xibaar yi ci RFM. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot ñu jukkil leen xibaar yi. xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci gréewu médecin yi gréewu ñaari fan la tey lañu ko tàmbali li ko dalee Ndakaaru ba ci région yi rek mot d'ordre bi respecté nañu ko bu baax a baax ñi demoon faju ji xam nañu ci dara. Lamine Diack tey lay ñibbisi Ndakaaru kenn ci ay avocat am daal dina sax dëggal xibaar boobule ñiy jàppal tànk Lamine Diack ne du ñu organiser benn cérémonie ngir gàttandu ko waaye ci fan yii di ñëw. dana am lu nu ko defal demal nañu leen it ca këram ci kër gi Lamine Diack màggee fii ci Rëbës foofu ñëpp ay sant yàlla yàkkamte gis kii di Lamine Diack tàngoon na lool ci suba ci buntu mairie bu Dakar Plateau FRAPP France Dégage moo fa demoon ni dafay déposer ab lettre ngir rek bërëb yi ñu tuddee ay tubaab mu ñu dakal ko waaye ndaw ya ñu fekk ca mairie ba daal may ñu leen fu ñu yekkee seen nakk dañu leen fitnaal bundu xataal leen FRAPP maire ne dana porter plainte juróomi junniy jàngalekat yi nguur gi bëgg a recruter boobaak léegi nag nit ñaa ngi bindu ci plateforme bi juróomi fan moo des ngir ñu tëj inscription yi lu ëpp téeméer ak fanweeri junniy nit bindoo gum nañu ba noppi ca Fatick kilifa ya fa ngànk jàng ma ne ñu ngi xaar bu baax seen wàll ci mbir mi ndaxte jàngalekat manqué na fa biti réew dañ ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne Junior yéene kaay yeeg Alaaji Assane Gueye. Abdoulaye Diop moo fare ci machine yi mbokk ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg rajo Futurs Médias xibaar yi ñu dooree kook mbirum Lamine Diack moom ci boppam Lamine gannaaw ba mu nekkee woon résidence surveillée fële ca France juróomi at a ngi nii tey nag la war a ñibbisi fii ci Ndakaaru kenn ci ay avocat am sax di maître Simon Ndiaye daal dina dëggal xibaar bi ñu ànd ak Cheikh Sidou Sila sunu ndaw la ca Paris. Lamine Diack mi nekkoon en résidence surveillée depuis novembre 2015 fii ci France dina ñibbi tey Sénégal Air France moo koy delloosi maître Simon Ndiaye kenn la ci avocat mi am naa contentement di leen wax ni Lamine Diack tey altine le 10 mai lay ñibbi Sénégal ma fàttali leen ni Lamine Diack dañ ko teroon génne France lu tollu ci juróomi at daan buñ ko tegoon noonu nag ñun dañu yaakaar ni jaarul yoon loolu moo tax ñu xeex ko ba ñu am tey ndam Lamine Diack mu ngi sant yàlla mais aussi mu ngi jaajëfal sénégalais yu ko jàppale bi mu amee problème bi surtout équipe bu Jaraaf waaw ndax waa Jaraaf ñoo versé xaalis bu tax tey justice delloo ko passeport am ba mu mën a ñibbi tey Sénégal Lamine Diack 87 ans tribunal daf ko condamné le 20 septembre passé ñaari at la waroon tëdd kaso waaye tëjuñu ko ndax dafa def appel affaire corruption lañ ko doon toppee tribunal nee na dafa doon protéger ay athlètes russes yu doon def dopage waaye maître Simon Ndiaye nee na xeex bi dina continuer ba ñu setal deram ku doon jokkook yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Sila RFM. Cheikh Sidou Sila collectif bi nga xamante ni moom mooy jàppal tànk Lamine Diack nag neñu du ñu organiser cérémonie ngir rek gàttandu ki fi nekkoon njiital I2AF ndaxte noonee la ko bëggee waaye nag responsable collectif boobule neñu fileeg fan yu néew daañu ànd ak AS Jaraaf organiser kii di Lamine Diack benn cérémonie boo xamante ni moom ci boppam dana ko teewee gannaaw bu yegsee Ndakaaru ba noppi ba noppalu njiital collectif googule Najib Sène lay wuyoo ci jokkoo beeg Alaaji Njóogu Jéen collectif bi nag biñ ko créé boobu ba léegi dañ doon xeex pour Lamine mën a ñibbisi ci Sénégal yàlla def na ci sutura mais comme dafa wax moom ci boppam ni bëggul ku ko teeru nañ ko bàyyi rek mu ñibbisi tranquillement ñibbi ci dem nekk ci këram ba jëmmi jamono nag bu fekkee mën nañ ko am ci siège kër Jaraaf ak en relation avec Jaraaf le club mu Lamine mën a ñëw foofu nit ñi mën a saafonteeg moom waaye comme wax na daal ne dañ ko bëgg mu bàyyi mu reposer loolu ànd nañ ci ak moom ñi ngay ñaan mu egsi ci jàmm retrouver sa famille noppalu bis bu ko soobee rek nag incha allah ñu organiser benn rencontre bu mag ci kër Jaraaf mu mën saafonte ak mbir mi dañ ci kontaan loolu sant ci yàlla ndax bi ñuy def collectif bi yàgg na sax juróomi at a ngi nii ñu def ko di ci xeex lu ne def nañ ko nag def nañu ay conférence def nañu ay marche def nañu jàng nañu ay kaamil def nañu lu ne daal def nañu ko pour def nañu pétition lu nekk rek pour Lamine mën a ñibbisi bi nga xam ne nag suñu borom may nañu liñ doon xeex mu antu dañ ciy sant suñu borom bu baax di ci gërëm Sénégalais yépp nga xam ne nag ñëwoon nañu ànd ak ñun
ci combat boobu la. mu nekkoon Majib Sène di njiital collectif bi nga xamante ni ñoom ñooy jàppal tànk kii di Lamine Diack demal nañu leen ca kër njabootam fii Lamine Diack màggee fii ci Rëbës foofu nag ay frère am ay xarit ak ay jegenaale ñoom ñëpp ay sant yàlla gannaaw bi Lamine di ñibbisi ñu ne nag yàkkamti nañu ko gis lool ñu koy sante yàlla bu baax a baax sante ko it mboolem sénégalais yi impliqué wu ci xeex bi reportage Ana Rocha. kontaan sant yàlla doon ko xaarit xam ne lii dina ñëw. coowal corruption bi ba mu tàmbalee ak léegi Adja Binta Diack di rakk ci ki fi ne woon njiital fédération internationale d'athlétisme am na nakar lool. yàlla doo àttee fen te yàlla waxul nit dina def lu baax am lu bon déedéet xalaatuñ ko ci Lamine xalaatuñ ko génnu Lamine fii ci Dakar manque bu rëy la def ci réew mi amul lu ñuy ci réew mi bu weer dee mënuñu wax yëpp. tey dama mel ni sa xol sedd na daal. sedd na ndax coono gi mu am ba pare ñu fayee ko li ñu ko fayee. loolu moo ma metti man. fu soriwul la dara kër njabootu Diack yi fa lañ fa fekk ki di Pa As Diack moom itam nekk rakk ci Lamine Diack nekk itam chef de quartier bi nee na xibaar bu neex bi nag tey jii ci suba la ko yéeg ci yéenekaay yi. je ne peux faire que peut-être m'en réjouir premièrement. sant yàlla sant ko baax a baax a baax a baax a baax a baax. di sant itam képp koo xamante ne jàppale na njaboot gi diiru ko juróomi at yi weesu rawatina nag ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp ba li ni mel tey mën a am. waaw lu rafet la doomu adama su defee lu baax da nga koy sant li jaraaf def ak ñeneen ñu du jaraaf sax ñu bari yéene bi ñu am ci moom ak tey ba yàlla tey yàlla def tey mu ñëw ñaan diñ ko daan ñaanal yëpp yàlla indi na dëgg gaa ngi ñëw léegi ñu sant ko. daanaka ñetti mag ak rakk yi altine ji boo moyul duñu gisee waaye nag ci gis-gisu Pa As ak Adja Binta loolee yëpp amul solo li leen yitteel keñ mooy seen mag jile ñibbisiwaat ci jàmm. mu ngoog njabootu Lamine Diack sant yàlla ne mbégte lañu am gannaaw ba nga xamante ni Lamine ma fàttali leen ko Lamine Diack nekkoon fi njiital I2AF wàllum ger taxoon ñu mettre ko ci situation boobule fële ca France tey ci ngoon lay yegg si fii ci Ndakaaru juróom-ñetti simili moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xibaar yi li ci gën a fës it bokk na ci gréewu médecin yi gréewu ñaari fan la boo xamante ne tey lañu ko tàmbali gréew bi nag suivre nañ ko bu baax a baax rawatina fële ca Kédougou nga xamante ni daal ñoom bu moyee li tax semestre di gréew dolli nañ ca leneen ñu ne nag ñàkkum personnel qualifié daal la ñu fa nemmeeku foofule ca région ba rawatina nag fi ñuy wax Salémata ñu ànd ak Ibrahima Diabaxate. ci ñetti district sanitaire yi région bu Kédougou médecins yi respecté nañu mot d'ordre de grève seeni syndicat fale ci Salémata benn docteur bu fa nekk tamit banque na loxoom tëj bureau wutali Kédougou ci conférence de presse bi SAMES amaloon tey ci suba ci Saraya ñaari médecins ñi fa nekk respecté nañ tamit mot d'ordre de grève bi ba tax na malade yu bëri ñu fa ñoon pour consultation ànd ak jaaxle ci centre de santé bu Kédougou service yëpp la ñu perturbé rawatina nag service chirurgie ndaxte intervention yi nga xam ne ñëpp dañ ko prévoiroon tey ak suba dañ leen di reporté fii ak ñetti fan. docteur Fodé Fakha mooy secrétaire général SAMES fii ci région bu Kédougou. lépp li nga xam ne dafa nekk chirurgie programmée loolu dañu koy décaler ba mercredi mais lépp luy urgence chirurgicale que ce soit maternité loolu moom dafa nekk loo xam ne mënul xaar donc loolu vraiment mettre nañu en place service boo xam ne dina permettre ñu relever urgence boobu nu mu gën a gaawee. ginnaaw revendication yooyu nemmeeku nañ tamit ay jafe-jafe ci ñàkkum personnel qualifié ci ñetti district sanitaire yi nekk fii ci région bu Kédougou rawatina nag fële ci Salémata fi nga xam ne benn médecin bu fa nekk moo nekk ci administration ci réunion de coordination yi ak tamit ci consultation yi yëpp ci centre de santé bu Salémata Ibrahima Diabaxate Kédougou RFM. SAMES nag moo li tax mu décrété ñaari fanu gréew ñu ne dañuy jàppale nit ñi nga xamante ne tudd nañ leen ci ñu te am benn information judiciaire boo xamante ne visé na leen ñu nekkoon ca hôpital Magatte Lô di liggéey bokk na ca directeur ba te ñu mujj ko sax jëlee ci porte ci fauteuil am dañu leen di jàppale daal gannaaw situation bi ñu nekk foofu nag ma fàttali leen ko ab incendie moo fa amoon tax ñeenti liir ñàkk ci seen bakkan grève bi suivre nañ ko bu baax a baax ca hôpital Aristide Le Dantec foofu Umu Kalsum fa la xëy dem la mu gis moo di malade yaak ñi leen di gunge yëpp nekk ci njàqare. ci benn mbar ci hôpital Aristide Le Dantec fii la ñu fekk Youssouf Gueye mu toog ñu jàngat ca kanam ba am jaaxle waa ji duñu xamal ni Géejawaay la bàyyeekoo ca fajar di xaar fajkat bu mu tegagul gët. vraiment mu metti na moom mais nag amuñu si voilà ñu gën ñoo jàppale rek ñun ñi xëy ñun ñoo am rendez-vous yeeg ak ñi am maladie parce que ñun sonn nañ quoi dañu jàppale rek nu ñu mën a jàppale ñu jàppalee ñu ko sama benn grand frère moom laa fi andi woon
yaram bi moo doon métti ak yooyu daal waaw après ñu joxoon ko rendez-vous tey nag waaw ba léegi maa ngi patiente daal di xaar ba xam. ñu doxantu tuuti jubali ci beneen pavillon ca benn mbaar boo xamante ni ñu woppa ca nekk ak ñañu àndal fàttaloo mi nga xamante ni Tëngéej la bàyyeekoo indi woon ku wopp ngi wax ne mënatul ci xaar bi. garab bi moom arrangé wu na ñun ñu yor malade yi parce que ñun compagnie yi garab bi arrangé wu ñu toog fajal ñu suñuy malade ñu génne moo ñu gën a arrangé. mën nañ xeexee beneen façon xeex waaye pour garab bi duñ ma arrangé parce que ñun ñëpp ay malade la ñu yor te bari nañ fi kar yi ñu tëdd dafa metti si ñun ñu am nañu fi ñaari weer ñu am nañu fi weer 15 jours ñu am nañu fi semaine ñi kenn laala bu seen malade kenn ëppale leen. Fatou Diop moom ña ngay liir ca kanam ga coono moom mi ne dafa ñëwoon indi woon ab buuju peccor gom boo xamante ni rendez-vous la ñëwoon gannaaw bu mu opéré ba noppi mu ñuy wax ni ñii fajkat yi dañoo war a soppi façon ba ñuy xeexee. ay grève tamit nga yor say malade nga ne yow docteur yaa ngi grève xam nga loolu lay nit ñi nañ dee rek waaye moom loolu moom arrangé wul nit ñi damay ñaanal ñëpp yàlla na yàlla saafara leen yàlla wéral leen tamit mun nañoo xool beneen méthode daal moo gën nit ñi wéruñu. gréewu syndicat bi ëmb médecins yu ci Sénégal nag indi na am njaaxle ci ñi nga xamante ni dañoo faju si ak ñi leen gunge tax ba ñoom ñi ñoo ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllum paj mi ñu soppi doxalin ngir bañ a lor ñi nga xamante ni dañoo wopp. mu kalsum li ñaari fanu grève dafa ëpp SAMES moo ko décrété ngir rek jàppale seen i camarades ca région ca hôpital Magatte Lô bu Louga nga xamante ne dañoo nekk ci situation ci jamono ji gannaaw la fa xewoon loolee tax nag Awa Mbaye xëy na ci def ab commentaire. citoyen bu nekk bu bëggee faju dafa war a faju loolee droit la waaye ak ñaari fanu grève yi boobee droit nasax na syndicat bi ëmb médecins yi fii ci Sénégal di SAMES di waneek seenug jàppale jëm ci seen naataango ya nekk ci hôpital bu Linguère gannaaw ba leen yoon toppee ne dañoo ñàkk farlu maanaam négligence ci lakk ga fa amoon ba ñeenti liir ñàkk ci seen bakkan ca unité de néonatologie ba borom blouse yu weex yi nag mënoon nañoo wane seenug jàppale beneen façon ndax yoon yi bari na waaye ak ñaari fanu grève yi paj mi dina sooxee malade yi ñoom ci seen bopp wala ñi soxla l'hôpital ñoo ci sonn mot d'ordre bi nga xamante ne nag SAMES moo ko joxe dafa ëpp loolu bu ñu ko méngaleek ak li tax ñu daf ko maanaam motif bi ci waxtu wi nañu bàyyi yoon daf liggéeyam jëm ci lakk ga amoon ci hôpital bu Linguère l'enquête bi situé responsabilité yépp muy bu personnel bu nekkoon garde ka fa nekkoon directeur bi wala sax ministre de la santé bu nekkee l'enquête bi fësal na ko kon nañu bàyyi yoon daf liggéeyam ci waxtu wi nag njabootu ñi loru ñoom fu ñu féetee xanaa ñu ngi toog yor seen métit ba noppi ànd ceeg dal kon ñun ñëpp nañu defee noonu waaye teewut ku nekk ak fa nga féetee na nga wëyal sa xeex bi ngay xeex ngir am ci ndam. Awa Mbaye ñu yegg si nag ci lu ñeel mbas mi xayma biñ ca def ci juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yi nga xamante ni def nañu ko ñaar fukk ak ñaar ñoo ci dellu si amee doomu jàngoro ji fukk ak ñaari cas contact lañu ak fukki cas communautaire yi yëpp nag ci biir Ndakaaru la ñu leen recensé. am na ñaar fukk ak juróom benn yoo nga xamante ni daal amoon nañu feebar bi faj nañu leen ba nu noppi fukk ak ñaari cas ñoo nekk Sowétas ci jamono ji benn nit moo ñàkk bakkanam ci feebar bi ni ki démb des ba tey ci wàllum wér-gu-yaram ak saisie faux médicaments yi nga xamante ni mu ngi bëgg a bari ci réew mi bu ci mujj démb la douane moo saisir ay faux médicaments buñ ko xaymaa ci koppar ëpp na milliard ak lu teg mu di nag situation boo xamante ni indi na njàqare ci askan wi ndax dañuy ragal jënd garab yu bon risque bi lu am la jënd ay garab yu bon waaye ay pharmacien nag addu nañ ci ne loolee daal bu boo xam ne du mos a am ndax ni ñuy ravitailler pharmacie yi dafa am contrôle ba ca nekk te ku ci méngoowul daal yoon dana dal sa kaw Kumba Sanjaan Fay te ñu bëri boo ko xaymaa ci koppar ëpp benn milliard ak juróomi téeméeri per million ak juróom benn fukk ak ñeent ba ñu amal ca Caraïbes wante li leer ba leer mooy yooyee garab yu baaxut ñu wut ne pharmacie yi ñoom ñoo koy jënd bu weesoo PNA mi nga xamante ne moom mooy jox garab hôpitaux publics yi privé bi moom ñuy duppee grossiste répartiteur ñoom ñoo leen di jox garab docteur Mouhamadou Sow doon ab pharmacien bokk it ci ordre national des pharmaciens moo xam le loolee. Sénégal loi bi dafa may ñeenti grossiste répartiteur muy tuddee ko Ubipharm
Sodifarm Diofarm ak Lawarex ñooñu la yoon may ñu dem jëli garab l'extérieur maanaam dem ñiy defaree garab bitim réew wala ñu koy defaree biir Sénégal ba pare nag jox ko officine yi donc officine de pharmacie mooy pharmacie nekk ci koñ yeeg mbedd yi ñooñu amuñu beneen droit jëlee fa garab dul ci ñeent yu ma la limal donc loolu mooy côté privé bi système d'approvisionnement boo xam ne dañ ko maîtriser et puis nekk sous contrôle donc vraiment y a aucun souci. officine de pharmacie yi amuñu benn intérêt di jëndee ay garab ci marché noir bi noonu la pharmacien bi xam ne ki ko ci def ay daan yu rëy mën na ko cee fekk moo xam sax ba ñu dem ba nangu licence am dootul jaayati. loolu moom wax dëgg yàlla amul benn docteur en pharmacie ou pharmacien boo xam ne dina ci am njëriñ mu dem foofu parce que ay loraange rek la ko mën dëkkal amu ci benn njëriñ déjà parce que li koy yoot moo gën a grave parce que bu ne dem ba ñàkk liggéeyam maanaam ñu nangu licence am maanaam ñu rajje ko ci profession pharmaceutique donc moo tax kenn xalaatul benn yoon naan yaa ngi dem foofu di jël ay garab ndax loolu jàpp ni ordre des pharmaciens day veiller ci loolu ba nga xam ni képp koo xam ne def na yu noonu nañ la daan boo xam ne defe naa ni bala ko loolu sa xelu ci dem. donte ab ëtt la bu ñu réglementé wante trafic illicite garab yu baaxut yooyee lu am la daa fekk ni dañ koy mën a écouler ci yeneen marché yu ci mel ni. marché bi gën a mag yëpp xam nañ ko mooy Touba mooy Diaoubé mooy Colobane Thiaroye Kër Sëñ bi donc ñoom foofu mooy seen marché. ñu fàttali ni 13 avril bu wees sûreté urbaine jàppoon na ab quantité ci ay produits pharmaceutiques yu am solo ci ab entrepôt foofu ca Patte d'Oie. RFM rajo askan wi. doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi juróomi junniy jàngalekat yi nguur gi bëgg a recruter booba ak léegi nag nit ñaa ngi bindu ci plateforme biñ ci ubbi juróomi fan nag moo des ñu tëj plateforme boobule waaye jàpp leen ne ba fii ñuy wax lu ëpp téeméer ak fanweeri junniy jàngalekat wala boog ay nit bindoo gum nañu ba noppi loolu la kii di Mouhamadou Moustapha Diagne xamle moom mooy directeur formation yore it wàllub jokko bi fële ca ministère de l'éducation nationale moo nekkoon ganu RFM matin ci altine gi. boo gisee ñu président Macky Sall décidé recruter donc juróomi junni jàngalekat c'est parce que dañoo am ay déficit déficit table banc déficit salle de classe ak déficit jàngalekat ren di am nañu déficitu 4763 jàngalekat te loolu dañ ci war a jóg parce que xale bu dugg ci école rek dafa am na droit dugg ci salle de classe toog ci table banc jàkkaarloo ak maître wala professeur. léegi nag bi ñu lancé concours beeg léegi daanaka lu ëpp téeméeri junni ak fanweer ci ay sénégalais bindu nañu. donc avec différents profils ñii diplôme académique lañu am bu kawe ñii am nañu ay diplôme professionnel yu jëm ci jàngale. léegi nag bu yàlla dogalee ñu def présélection bi dañuy garder donc 7500 la ñuy garder. ñoom ñu defal leen test après nag ci la ñu doog a génne si 5000 yi muy juróomi junni yi. avec une liste d'attente en cas de désistement ñu mën a remplacer. près de li ñu ci mujj a génne mooy 1 milliard. dëgg la ci accords yi dañoo positionné woon 7 milliards. waaye nag il faut ñu comprendre aussi gouvernement ak corona bi sax dañuy am ay réajustement budgétaire yu ñuy def. parfois aussi ñu naan dañu nekk sous tension de trésorerie ba tax na lu am na yoo xamante ne bii dañ koy différer mais li président wax mooy ñu jël ces prêts là loger ko au niveau des banques je pense que loolu moo gën a viable comme banques yi moom elles sont liquides dina permettre vraiment cette question là comme boo ko lebalee daf lay fay dafay permettre vraiment ñu régler cette question là de façon définitive. mu nekkoon Mouhamadou Moustapha Diagne di directeur de la formation yore wàllub jokko bi ci ministère de l'éducation nationale ca Fatick moom kilifa ya fa yore njàng ma ñu ne ñu ngi xaar bu baax seen wàll ci juróomi junniy jàngalekat yooyu ndax ne Fatick manqué na ay jàngalekat lool muy ci élémentaire bi ba ci moyen secondaire bi Aminata Goudiaby. inspection d'académie bu Fatick nag ñoom ñi ngi góorgóorlu di jéem a gérer situation bi waaye ba léegi nag ñàkkum jàngalekat dañ ko fi nemmeeku te nee ñu ci niveau yu bëri lañ ko seetlu muy élémentaire bi moyen bi wala sax secondaire bi Mamadou Niang moom mooy IA bu Fatick. déficit bi bëri na ñu ngi toll ci 300 enseignants boo xoolee élémentaire boo jëlee moyen secondaire 47 la ñu bëriwuñ trop loolu mën nañ ko gérer. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kilifa yi yor njàng meeg njàngale mi ci biir région bi ñoom nee ñu recrutement wu enseignants yi nga xam ni moom la nguur gi annoncé dana leen jàppale ñu régler problème bu ni mel moo tax ñu koy rafetlu bu baax a baax. 5000 enseignants yi fekk si 3700 enseignants muy au total juróom-ñetti junni ak juróom-ñaar téeméeri enseignants yoo xam ne incha allah octobre 2021 entre octobre ak novembre 2021 nañ leen dugal ci école yi bu ko defee
du ñu amati classe dañuy ñàkk professeur. rapport 2020 bi nga xam ni moom la inspection d'académie bu Fatick doon présenté wane na ni ci at yu mujj yi def nañ ay jéego yu bëri ci wàllu performance yi ndaxte nee ñu examen scolaire yu mujj yi ay résultats yu baax lañ ci am suñ sukkandikoo ci Mamadou Niang. depuis 3 ans suñu performance chaque année day yokk boo jëlee CFE ci ñetti at yi rek progressé nañu jógee ci 40% dem ba 81%. BFM aussi ñu ngi jógee ci 44% ñu ngi ci 72%. baccalauréat aussi ñu ngi woon ci 30% ba àgg daaw ci 50,3% mu classé ñu 5e sur 16 académies. waaye nag li ñu woowee classe multigrade maanaam boole ñaari niveau ci benn classe ba léegi ñi ngi ko fi nemmeeku ci biir région bi liñ ci am sax ëpp na juróom-benn téeméer te itam li ñuy woowee abri provisoire yi am na ci école yu bëri boo demee ma nga fa même bu fekkee ne sax am na programme bu nguur gi annoncé na dana lijjanti jafe-jafe bu ni mel ba mu jeex tàkk. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby étudiants yi fekk baax ca Kaolack tey jàngee te université Gaston Berger bu Saint-Louis démb ci guddi la ñu def seen caravane dellu Kaolack xëy tey dem ca mairie ba toogaanu ko ne seen subvention la ñuy laaj ndax ñeenti at a ngi nii mairie ba joxul leen benn dërëm te lañ ñu nekkee wala bokk nañu nekkee ca Saint-Louis jéggi na dayoo Ibrahima Diamé. dañu xëy daal di assiégé kon rond-point mairie bu Kaolack ak seeni pancarte gàllu ay brassard rouge pour laaj seen subvention yi leen mairie bi war a jox te jotuñ ko am na ñeenti at. Nourou Mbaye moom mooy président amical étudiant Kaolack yi jàngee Saint-Louis. tey dañoo wàcc si fii parce que dañoo sonn dañoo maar ci li xew ci dëkk bi depuis 4 ans ngi nii ñeenti atu yàlla ñu ngi topp madame le maire Mariama Sarr pour mu jox ñu subvention bi nanguwuñu koo jox loolu du dëkk du yoon subvention boo xam ne chaque année da daan génn depuis 4 ans mu ngi ko bloqué. lank ne duñu ko jox affaire yi métti nañu trop moo tax ñu def descente ñëw fii. étudiants yi di ñaawlu seeni conditions d'études yi ne métti na bu fu méttit yam net sonn nañu tay nañu di interpeller maire Kaolack ci seen subvention yi la. parce que fëgg nañ porte yu ne bind nañ ay bataaxal pour gis ko nanguwul ñu gis ko bind nañ ay lettre pour gis ko nanguwul ñu gis ko dem nañ këram toog fa 17h ba 3h du matin pour gis ko mu lank ne duñu gis di recevoir ay mbootaay lan moo tax 4 ans ngi ni ñu bëri ñu ngi bàyyi seen jàng parce que université bi si condition yi ma am gars yi attanatuñ ko mbir yi dafa métti dafa dem ba tar loolu nag lañ mënatul moo tax ñu wàcc fii tey pour wane suñu mer parce que lu toll ak junniy kaw la quoi ñu ngi foofu di fa jàng junniy ndongo ñoo xam ne amuñ assistance amuñ dara. naka nag pare nañ seen déclaration yi ñu doon def ak taskatu xibaar yi ci la élément police daal di wàcc ci bërëb yi pour wax leen ñu bàyyi yoon bi. libérer la voie libérer la voie là libérer la voie pour commencer libérer la voie pour discuter pour d'abord discuter avec vous dafa jabar libérer la voie ba pare balaa ñoo wax ak yéen lan. ñun nag jéem nañu jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi mairie bi de waaye antuwul Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. tàngoon na lool ci suba ci buntu mairie bu Dakar Plateau FRAPP France Dégage moo fa demoon ne day déposer ab lettre ngir bërëb bi ñu tuddee ay tubaab daal ñu dakal ko nu mu gën a gaawe waaye ndaw ya ñu fekk ca mairie ba mayu ñu leen fu ñu yekkee seen nag Salimata Aw mi fa xëy dem sax jot naa ñam waaye teewu ko def liggéeyam. ay ndaw ñu taxaw dajaloo buntu mairie Dakar Plateau mel ni dañ doon xaar ñooñee ñëw déposer ci lettre bi ci buntu mairie ba benn pick-up bu police benn agent wàcc di xool lan moo xew. Ça, c'est votre droit le plus absolu. On vient juste déposer. ñi nga xamante ni nag ñoo ñëwoon déposer ci lettre bi ñu wax leen ñu jéggi ca beneen pegg ga ngir ñu wax leen ndax dañuy déposer waaw wala déet lettre boobule foofee la coow li tàmbalee. Dans toute chose, la sécurité prime. Nous avons l'obligation de veiller à votre sécurité. On avait eu écho de cela. Vous imaginez si on n'était pas ici. Donc il faut prendre la juste mesure de la chose. Partez la prochaine fois. Si vous avisez les autorités à temps, vous venez. ñu bëgg tere taskatu xibaar yi ñu def seen liggéey. doo bàyyi sama olympus nga naan ma bul filmé la sama olympus bàyyi ko sama olympus laa ko ba bàyyi ko sa yoon nekk sama olympus bàyyi sama olympus sama olympus sa yoon nekk du ma fi jógee fii laay taxaw ay ndaw ñenn ci ñoom sol ay gilet bu ñu bind CDP commune Dakar Plateau ànd ak ñeneen daldi ñëw fekk ci ñoom Adama ci beneen pegg gi songo xeex dóorante ñu xotti ay yére bu dul woon police làmbaay dina ñaaw lool. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk ca mairie ba taxawoon foofu ni bu soobee yàlla ñooñee duñ fa dugg
joxe lettre ba ndax amuñu ci benn mandat. Est-ce que je peux vous demander votre escorte jusqu'à ce qu'on s'éloigne? Si vous voulez même vous monter à bord. mu ngoog Salimata Aw moo xëyoon dem tey it buntu mairie de Dakar Plateau jot na ñam ñu koy massawu Salimata liggéey bee ko laaj. lu ci am waa France dégage ñoom nee nañu li xew tey kenn mësu ko gis tax na ba ñu ne dañuy porter plainte Adama Diatta njiital mouvement bi moom tamit sax jot nañu ko agressé ñu teewlu ko. Depuis quand nit boo naree déposer benn lettre fenn da nga war a woo police ñëw ne leen damay dem déposer lettre kon loolu mooy ñëpp ñiy déposer lettre ci police ci mairie dañu war a woo police ñëw accompagner la ñu dem déposer loolu fu mu amul fenn après ñu jéggi bi ñu taxawee de l'autre côté. am ku ñëw bëgg a këf lettre bi ma dugal ko sama poche ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw suñu ginnaaw mais policiers yi taxaw nañ fa ñun taxaw nañ police di xaar ñun defuñu benn bruit dañ taxaw di xaar policiers yi jox ñu instruction ñun police la ñuy waxal parce que dañoo ne sécurité moo leen fa indi mais bu police sécurité bu ko fa indee nan la ñu mënee seetaan ba ñu jàpp kenn sotoo ko dóor ko xotti ay yërëm te police loolu mënul fexe ba mën ci dara amul kenn ku ñu jàpp personne n'a été arrêté man loolu mënu ma ko concevoir dans ce pays. loolu moo amoon bii fii bi ñoom Guy Marius Sagna dañuy temps yi fan la loolu sax Nianing bi ñu demee temps yi Nianing devant la gendarmerie ñu agressé Guy Marius Sagna loolu nan la mën a amee loolu dafay dañ ci kër ci police ci dëkk bi par force mu neex wala mu naqari par force day dañ ñun nag li ñuy def porter plainte moom dinañ porter plainte loolu moom na leer nañ plainte moom daañu ko déposé te kenn mënuñu tere déposé lettre boobu noonu. RFM bitim réew. ñu dalal Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. France a ngi fàttaliku ñi nga xamante ne ay victimes la ñu woon jëm ci esclavage. journée nationale ngir fàttaliku lépp lu jëm ci traite esclavage ak itam ni ñu ko bàyyi ñu ngi ko jégleel fàttaliku comme ni ñu ko waxee jafe-jafe wala métit yi nga xamante ne esclavage jur na ko loolee nag gannaaw bi ñu adopté loi bi ñu duppee loi Taubira ci atub 2011 lu tax nag ñuy célébrer journée bu ni mel te ci France te benn réew ci Afrique jégleelul bés bu ni mel wala benn bu dul bés bi beneen i bés bi nga xamante ne moom la ñuy jégleel ñi nga xamante ne ñoo loolu la ci esclavage laaj woowee la ñu eggee professeur Ibrahima Seck di historien jàngalekat ak gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. lu ñu war a xam ci esclavage ak lu ñu ko war a jàngale ak yëpp xëy na dafa xaw a manqué waaye daal France bu ko defee devoir am la daal parce que la France est un pays esclavagiste France li mu buub si ay doomu nit fii ci Afrique kenn xamul lu mu toll donc c'est tout à fait normal ñu toog créer seen loi boobu bi nga xam ne bi sax benn nit ku ñëw bu dëkk Guyane mooy Taubira la députée Christiane Taubira moo ko proposé ba ñoom ñu adopté ko alors c'est tout à fait normal mais ñun Afrique war nañu def aussi am suñuy propre loi voté ko ne lii daal affaire njaam ak jaay njaam du yoon waaye yaakaar naa ne loi boobu am na sax ba pare su may fàttaliku bu baax en 2010 président Wade defoon proposition de loi pour ne esclavage ak traite c'est un crime contre l'humanité il va falloir vérifier il faut que ñu vérifier ba xam fu mu toll maanaam daal ñun lu ñuy pratiquement defuñu dara Gorée daal moo fi nekk te waru faa yem Jules Ngaye def na liggéeyam ñuy topp si moom def nañ seen liggéey il faut que Sénégal nag dugg si mbir mi bu baax ñu gën xamal na ñi lan mooy esclavage li ñuy dal mu doon ay ati at war nañoo jóg dal ci loolu te warul yem rek ci école yi tamit école nag dañ ko fay jàng waaye ba léegi yaakaar na jàng bi doyul looloo tax xëy na nit ñi daal faalewuñu affaire yu mel noonu daal sensibilisation bi daal moom am lu jege ñetti téeméeri doomu Palestine ñoo jële ay gaañu tey ci suba ci ay jaamarloo ak ay policiers Israël ci esplanade mosquée yi ca Jérusalem ca mosquée Al Aqsa loolee gannaaw aw week-end wi nga xamante ne violence bu métti lañ fa nemmeeku woon ca Jérusalem ab ndaje conseil de sécurité de l'ONU fas yéene am tey ci situation ba ne ca Jérusalem waa Tunisie nag ñoo ko sàkku démbu dimanche l'armée ak police bu Israël ñoo bun xatal ak itam teg loxo ay palestiniens ca quartier bi di Cheikh Jarrah teg jàpp sax ñenn ña lu toll ci ñaar fukki nit jàpp nañ leen foofu ca Jérusalem. ñu dem ca Tchad boobaak léegi armée baa ngi xeex ak ay rebelle waaye nee na jëlee na ca ndam. démb l'état-major bu force armée bu Tchad moo ne offensive rebelle yi daanaka jeex na weer gannaaw bi xeexoo bi dooree ay téeméeri
ay oto ki blindé bu l'armée bu Tchad doon delluwaat démb ca capitale ba di N'Djamena ngir célébrer li nga xamante ne njeexitalu opération yooyu amoon ca ouest dëkk ba ca nord Kanem démb l'armée bi dafa tegale woon sax ay nit ñi nga xamante ne jàpp ne ay nee nañ ay prisonniers FACT la di mouvement rebelle boobee ñu ngi toll woon ca téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn bokk ca Béchir Mahamadi nekkoon commandant opération armée ya Burkina Faso moom la fay xew mu ngi bëgg a jéggi dayoo amatina dëkk boo xamante ni ay nit yu yore ngànnaay attaqué nañu ko. ñu ne sax mot nañ téeméer gën kaa tuuti ñetti civil lañ ca faat ca village bii di Tine Akof Thiong gi mu ngi am guddig samedi jëm dimanche ñaari nit ba léegi kenn tegagu leen gët dimanche ba léegi ay kër yu bëri ñu lakk leen jàppale ni itam fi xamal nañu ne ñetti soldat ci beneen am jëlee nañu ay gaañu ndax seeni woto moo sottee ci ab ndel ci axe bi di Seba Massila. jërëjëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. naa ne korité bi dina yóbbee nit lu ne lu ne mbay waaye sant au lieu mu jox ma fooy bi yore relation mu bind ma fa mu jox ma fooy bu yore ay koppar. muy dëgg yow ba bëgguloo bii fooy bëgguloo ko. bëgg naa ko waaw kay waaye yaa ko gën a yittewu. ci jamonoy korité wallaay wax nga dëgg. waaw tubarkal Malal noo def. sant rek mbay. CSTP. waaw kay ñoom nag wax nañu ci mbirum situation stade bu Lat Dior rawatina. ñoom lañu dénkoon yeesal gi ak jag-jagalaat gi gannaaw nag ba cooli wulee ñaay ci réew mi ñu ni stade ba baaxut ba tax na sax du fi mën a jongal amal ay jongante waa CSTP yëkk nañ seen kàddu ci suba si ne ñoom lañ leen ca santoon ñu xaatimoo ko ni mu kayit seen diggante nguur gi loola wàccoo nañ ko ak nguur gi kon leneen lu fa mënte xew itam ñoom seen gannaaw ba ndang seen njiit la nekk seen directeur technique di Papa Amadou Dieng lañu ca dégg. ñun de li ñu dafa gum mooy ay réflexion stade moo ci ëpp te li may wax toujours c'est stade de proximité te ñun stade yu ñu defara gum daf pelouse yeeg yooyu fa la ñuy jouer championnat Sénégal li si des nag tribune mbaag gradin mbaag leneen man xaw ma yëguma ñun tinuñu moo wax ne Lat Dior moo war a coow li Lat Dior defe naa coowlee ko xaw a topp rek mais amul coow daanaka si ñun parce que ñun bu amoon coow boobu ba léegi kon woo nañu amul fi may waxee ni kenn ku ñu woo du ñu la Lat Dior lii wala Lat Dior laa parce que damay fàttali benn affaire comme li ma ko waxee Lat Dior appel d'offre la woon boo xam ne 2015 la woon te 2015 bi du ministère sport sax ministère urbanisme moo ko lancé pour defar stade de proximité boo xam ne jeune Thiès yi si la ñu mën a football nawetaan di ci football seeni match championnat ñu loolu la ñu wooye te stade boobu damay fàttali ne 1979 la ko président Senghor inauguré woon ba génnoon ci tunnel ba ñun li ñu laajoon mooy stade dañ defar loo xam ne aménagé waat li ci suuf pour que équipe yi mën a dugg ku nekk am vestiaire ak yooyu defaraatal leen ay projecteurs defaral leen château d'eau defaral leen forage ak yooyu pour que au moins jeune Thiès yi mën faa football donc leneen li ñu ciy wax muy waxu homologation ñun wax dëgg yàlla xamuñu ci dara dugguñu ci xamuñu ko te loolu ñun bi ñuy commencé di ko def 2015 wax jooju sax amul woon ñun ba ñu paree jox nañ leen li ngeen ñu dénk nee nañ leen li ngeen ñu dénk mi ngi nii jox nañ leen caabi yi ñu ne ñu waaw góor ñu dem suñu yoon. waaw Malal kon ñu wax ci wàllum basket ak Ligue 2 bi ngir jeexal. basket bi ak lu ñu duppee basketball African League di jongante bu yees bu waa FIBA ak waa NBA organisé Sénégal nag ci gólet gi muy ñu koy amal ca Kigali équipe boobu douane moo leen ca teewal naka la xew mi ak jongante bi juddoo ba naka lañ koy doxalee Mor Bassinia ndawal RFM ca Kigali googa moo si indi leeral. basketball African League dañ ko créé en 2019 lancement bi ñu def ko 2020 ñu tabb ci Amadou Gallo Fall mi nga xamante ni Sénégalais la nekkoon manager général équipe nationale masculine 97 ba ñuy gagné championnat d'Afrique Dakar kooku moom moo ko jiite. compétition bi nag moo ngi dajale fukki réew ak ñaar fukki réew yooyu Sénégal ci la bokk ak ñaar yooyu Sénégal ci la bokk Sénégal AS Douane moo ko représenté. léegi compétition bi nii lay tëdd 3 groupes la groupe bu nekk 4 équipes moo fay nekk 4 équipes yooyu ñaar ñi ci mieux placé ñoom dañuy qualifié quart de finale ñooñu nag ñi leen di complété mooy ñeneen ñaar ñi nga xamante ni ñooy terminé meilleur troisième ci poule yëpp ñetti poule yëpp bu ñu ko boolee donc muy juróom-ñetti équipe ñuy joué quart de finale joué demi-finale joué finale muy benn total 27 match yoo xamante ni war naa am fii ci Rwanda salle bu tudd Kigali Arena bu 10 000 places nga xamante ni sax Rwanda ak Sénégal ñoo ko ndróole mais Sénégal moo leen ëppale ay
capacité d'accueil parce que ñun 15 100 places le Sénégal am. compétition bi nag NBA ak BAL FIBA lépp li nga xam ne warloon nañ ko club yi def nañ ko ba mu mat da ci commencé ci hébergement restauration transport aérien lépp waa BAL bi ñoo ko jël en charge ba pare jox équipe yi participer yëpp benn budget boo xamante ni mën nañ cee recruter ay joueurs mën ci préparer wu pour mën a jongante yu mucc ayib. leneen ci wàllu football Sénégal tey ji danañu jeexal fukk ak juróomeelu journée championnat Ligue 2 Sénégal ne ci ngoon tuuti Demba Diop FC mooy laa lekk waa Amitié FC Ligue 2 boobu Linguère mu ne ci kaw topp ci Guédiawaye Football Club ak Union Sportive bu Wakam Barthélémy. jërëjëf Malal Diagne ci ñëw. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. wàllu xëyum ndaw ñeeg dogal yi ca mujj yu président Macky Sall dogal la observateur xëye tey bokk na ca léegi képp ku jariñoo xëyum nguur gi walay koppar yu la ca gunge ngir taxawalam xëy ñu siiwal saw tur liste bi leer nañ yéenekaay bu groupe Futurs Médias xamal ñu it ne koppari gunge gi président yokk na ca rallonge ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards am na it tëralin yu bees ci wàllu joxin ak jotin wi ñeel googeeg taxawu ci wàllum xëy Le Soleil ne recruter gi maanaam jële gi ci wàllum xëy ay bés bi lay tàmbali ca nag nanu ko nar a tërale bokk na ca département bu ne ci réew mi am ca cëram di quota Le Soleil ne président Sall taxaw na bu baaxit ca la ko gënal new doxalin maanaam ñu yaatal njoxem xëy mi ba ci gox yépp déconcentré décentralisé wàllu politique dañuy dem ba Parcelles Assainies ci Ndakaaru ak gaaralante gu fa woon diggante ministre Mbaye Ndiaye ak ministre Amadou Ba Le Quotidien ne ci ndajem soxnay APR yu Parcelles Assainies la woon Le Quotidien ne Mbaye Ndiaye xelal na fa Amadou Ba mu bañ a topp ñi koy dugal ci combat yu du li combat am Amadou Ba it ci tontoom naan ko ci wàllum chef moom chefferie lu xewi la ca nag mu ne nag ma may rek yow Mbaye Ndiaye ma doon kii wu jéeg yow ci weti président Sall ngir wàllu jegeñante maire Pikine Nord moom néew fa di gaaral kenn dafa takki bagaasam rek dem fekki Macky Sall Amadou Diarra las moo na ko xëy xamal ak nataalam moom maire bi ci xët bu njëkk ba yéenekaay bi ne dafa nangu loxo bi ko maire Pikine Abdoulaye Timbo tàllaloon ci fànn woowee ca nag PDS ñoo ca ñàkk kàngam las ne ginnaaw Idrissa Seck Oumar Sarr ak ñeneen ba ci démb Amadou Diarra président Sall mooy wéyal opération bi mu jógtee ngir nësaxal néewal doole opposition bi Sud Quotidien lu ñeel opposition boobee ne ma ngay dànk fanaanal ginnaaw bi mu dàqee ci ñag ba liggéeyu experts yi doon càmbar kàggu mi def mbind mi ba ne lu wér la lu ñu mën a demee élection la ñoom ñu ne déet ci yéenekaay bi professeur Serigne Thiam dip enseignant chercheur ca science juridique UCAD ne taxawaayu opposition bi du bañ a demi wote du double jeu maanaam di wër-wërloo waaye nag lu jaadu la sañ-sañam la ci may gët sàkku ci lu wér leeraange ngir élection yu jaar ci yoon ci réew mi Ousmane Sonko njiital Pastef ci Les Échos ak i kàddoo mu yëkkati baaxee cadre parti bi ci combat bi ak nañ ca war a taxawee ci gàttal ak Pastef fu gu mat sëkk ndax nag mu ne combat bi dina laaj xel naam waaye day laaj doole njaayum garab yu bone ci réew mi xëy na dafa laaj leneen lu may doole ndax kilifa yi nga xamante ni faj ko da leen a tëti ci boobaak léegi La Tribune Sénégal daa mujj sax ne ci zone rouge bi li waral waxin wi di sisir gu mujj gi ñeel garab yu bon ca kër Ayib valeur milliard ak genn wàll La Tribune dafa laaj ci ne ñan ñoo nekk dëgg ci ginnaaw boobeeg trafic bu bon lool ci wér-gu-yaramu askan wi ca Ndengaleer réeroo ba seen digg ak Babacar Ngom porte parole waa Jilax ñu ko naan Aliou Faye moo xëy séq waxtaan bu yaatu ak Source A benn mu ne daaw Bassirou Diomaye Faye Pastef dafa indi woon 1,000 junni ngir waa Ndengaleer mën a def conférence de presse samedi ji nu génn Seydi Gassama mu ne joxe fukki junni ngir rek ñuy wéy di ŋàññ ak yàq der Babacar Ngom chef de village bu Ndengaleer sax mu ne moom Aliou Faye jox nañ ko ca ndax nag dañ koo defal prothèse mu am léegi bëñ ak réeju neex ca amul woon i bëñ loolu lépp kon di lu mu dénk laas li lépp nag ne coow ak réeroo diggante waa Ndengaleer ak Babacar Ngom Guy Marius Sagna moom dafa jàpp ne ñaari wàll yépp ay victime lañu ñu loru ci état bu Sénégal kaddu yu mu yëkkati démb ci grand jury ak RFM Source A xëy jàllale ka Source A wax ci diggante beneen di bu Madiambal Diagne ak juge Souleymane Teliko yéenekaay bi xëyee firndey wàll wu ca ne maître Baboucar Cissé avocat Madiambal Diagne ci yéenekaay bi di ci wax ne kiliyaanam fa mu wéeri waxam mooy ci rapport financier akub nettali chambres africaines extraordinaires ci weeru juin 2015 ca loolu xamal nañu ko juge Teliko jaare ci avocat maître Clédor Ciré Ly avocat Teliko ne moom Madiambal Diagne rapport Union européenne la wax kon na ko indi boobéb rapport lu ko mooy day doon kuy jalgati yoon Les Échos xëy dalal Serigne Moustapha Sy kilifa Moustarchidine wal Moustarchidaty mu ne fi ñu toll moom jàppul ne am na ku ko raw ci baatin ca benn kilifa la amoon muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu titre di ndomboy Serigne nag mu ne du lu mu soxla ndax moom ëpp nëb Serigne wees nëb Serigne président Lamine Diack ngoon lay ñibbisi incha allah Ndakaaru ginnaaw juróomi at ca France observateur nu ko wax contrôle judiciaire ak terem tukkee ko fa teewoon ca tugal ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions nag ne caution lañu fay ngir libre gi bii avion yéene kaay bi ne moom ci boppam
boppam moo ko jëndal boppam sàkku na it ñu bañ a taxawal benn comité d'accueil wala yu mbumbaay ci aéroport te it du def benn déclaration bu yegsee wàllu làmb jamono ji président Diack di yegsi incha allah Ndakaaru ci la Balla Gaye 2 moom bawoo Ndakaaru wutali foofu ca France ca INSEPS diirëb ñaari weer la fay am ngir entraîner waajal diggam ak Bombardier fanweeri fan ak benn ci weeru sulet 2021 sunu làmb nu ko xamal sunu làmb xëy jox kàddu gi Zos ak dikkaatam ci arène bi ak it li waral mu ne muy sàkku ñu jox ko nees. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokki jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Média xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen fàttali leen li ci gënoon a fës bokkoon na ci mbirum Lamine Diack nga xamante ni tey lay ñibbisi Ndakaaru kenn ci ay avocat am daal dina dëggal xibaar bi ñiy jàppal tànk Lamine Diack nag ne duñu organiser cérémonie ngir gàttandu ko waaye ci fan yi di ñëw daañ ci ànd ak waa Jaraaf su ko defee ñu am lu nu ko defal dégg ngeen reportage bi ci biir xibaar yi demal nañu leen ci kër gi Lamine Diack màggee fii ci Rëbës foofu ñëpp ay sant yàlla yàkkamte gis lool kii di Lamine Diack Barthélémy Ngom moo newoon ci kàddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi Yacine Pouy si xarala yi Alaaji Njogu Jéen moo togg xibaar yi ñu ko ciy gërëm jaa ngeen jëf mbokk yi yendoog jàmm ñu jébbal kàddu gi soxna Nafisatou Sila Nafi nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. Taarix Ramadan léegi tey la. incha allah.